daa am ku ko ñeme. xoolal yi mu uuf yëpp. daa am ku ko ñeme. waaw dëgg la de loolu. xam nga feebaru day dafa am ñu ciy profité ku mel ni yow rek déjà yaa ci njëkk a profité ndax commencé ngaa jaay ay masque lu jaay. yaa ciy profité. baal naa la xam nga der. xaal ma sol sa mbos bu baax balaa foo mu may wàll. fekk loolu publicité ngay def ni nii de ta femme wàcceel. biri man tamit bul wax li soxna si di jaay. dara rek kenn waxul jaayu soxna si day liggéey. soxna sama sëriñ la day liggéey moom. sama sëriñ la. ay xam nga der utiliser mystère gratuitement. der kontaan naa ci yow. der gis nga àdduna. guerre boo dégg moom centré la. bu après nga tontu ci loolu sama xarit nga nag li ma der li dama jox nga tontu ci lay wax. bu du wax ndax njaay mi lu ci bëri dam ko may. mbir bi yow déggoo ma de. ma doon déglu ma buuba du wax buuba du wax dara njaay mi lu bëri dañ ko ci may. opportunité de guerre. yow baax na te yu baax yi la yore yu baax yi la yore. mbir maa bokk ci góor ñi gàddu masque yow déggoo ma de déggoo ma de tey maa jekku wuy ma FFR 2 ak 3 yi ñoo ci gën a baax te ci la am. yow marchand ambulant nga yor ay masque di jaay ci dëkk bi rek. Birima ayca bisimilah Birima ñu dellu ci saa waay marchand ambulant la quoi. ñu wax ci allez bisimilah. xam nga der xam nga guerre da nga koy dégg ñu naan la junni nit dee na par bis dégg nga wax bi yaa ngi dégg ñu naan la junni nit dee na par bis. téeméer nit dee na. xoolal ci Syrie rek ñetti junni nit dem na am na nit ñoo xam ne fi ñu toog bëgguñu loolu jeex ndax bis bu ne ñu ngi gagné ay millions. wax nga dëgg. dégg nga wax bi noonu la feebar mel épidémie boo gis bu dee fukk juróom-ñetti nit a ko créé. épidémie yi ngeen di ci àdduna bi yëpp bu dee fukk juróom-ñetti ay nit a ko créé. parce que am na ñoo xam ne yaa ngi mën nattu balaa ñoo am alal ay nit di dee. dëgg la. ba ci guerre ni nga wax ñi defar mooy loolu la xam nga njëkk ci guerre ñëw ci santé kii médecin woo ñun ay dañuy wax dañuy xalaat. dañuy ñëw ci Sénégal laa jox exemple. dëgg la. donc tey nga professeur bu ko woon suuf. dañuy laboratoire bu jël ci def ko tudde ko beneen tour boole ci benn kin gën ji ko jaayee benn 500 li nga def li ñàkkoon ci seen dëkk bi yëpp ci affaire feebar bi ñu récupéré ko ci benn ngoon. mais yàlla moo ne dama jàpp yàlla moo namm ni yéen nit dama di créé ngeen créé ba pare ma yar leen ci wan leen neen maa leen sàkkoon maay seen borom yar leen ngeen tuub dellu si ci man ba pare ma yemale ñëpp c'est important loolu laa ci gisee en tant que croyant parce que dafa am nit ñoo xam ni coono nit dérangé wu leen gis nga Sénégal gii yaa ngi gis le président Macky Sall ma ngi woote lu ma d'accordul la dinañ ci dikk après waaw non dama wax rek mais daf ci xaalis daf ci intérêt la toujours yëkkati na message à la nation ne 1000 milliards lay dimbale ñëpp applaudi mais bi ñu ko waxee tak ci guddi gi am nañu commencé wootee téléphone di xool nu ñu ci war a lekke c'est évident di xool noo ci war a bokkee noo ci war a amee ban kii nga ci am ban diil nga ci mën a def c'est très important ñu wax ko der dañu nekk ci jafe-jafe mais dañu nangu ñu teg suñuy bët sëlëm ñu seeñoo lu ndaw la ñu am ak suñu duñ ko nangu. kon yaa ngi da nga ànd ak Sonko li mu. dégg nga. ba mu nekkale c'est du sérieux quoi dégg nga. ok d'accord. man du ma fan Sonko fan su Macky Sall la. ah ok donc mais d'accord naa moom am na côté ma d'accord moom ci li mu wax. ok dinañ ci yegg. waaw dégg nga donc. àdduna la yàlla bindee noonu. ba tax na feebar bi. képp ku am ngëm-ngëm tuuti war nga xam ne suñu borom dugal na ci loxoom. bu dee te it naa la wax leen gis nga am na lu ma waxoon bu mu di ko wax ma wax naa ko moom mu wax ko mu wax ko fi aussi lu bari. feebar bi tax mu garaaw der bu fi nekkee day garaaw bu fi jógee day gën a garaaw. dégg nga wax la ma la wax sax su fi nekkee day garaaw ndax ñëpp dee la ñuy ragal mais boo dundee it di nga problème mu nooy dundee. le monde là dañ koy retracé waat. dëgg la. parce que bu njëkk Afrique danaa am problème ñu ne Afrique am na Ebola ñu toog ci ay fauteuil ndax ca Europe naan nañ ko dimbalee nangam milliards de dollars nañ ko dimbalee nangam suba ñu ne Asie am na problème ñu ne ko dimbalee nangam ginnaaw suba ñu ni tey nag ñëpp am problème. ñoo ko amandoo. problème mooy ñëpp am problème. dafa am benn kilifa gu ma waxtaan tey kilifa gu mag ci réew mi ñu waxtaan mu ne ma
xam nga affaire bi grave te ñu war ci tey. mu ne bu ñu tëjoon benn stade bu mag a mag a mag ñu jékki-jékki ay bomb di fa dal wala ay fital di fa dal mu am ñu am doole lool ak ñu xiiboon lool comme ni maa malade ñu nekk doo ci stade. mu ni tël ma ab chance génn njëkk a génn malal ndax mën naa ko ni naaj nekk da ko tëj mu toog ma jóg ko daw dem ndax maa ko ëpp doole wala ma yegg ko dóor ko ci kunc ko sax mu nekk fay xam ma daw dem génn. yaa ngi réglé wala non mais sama souplesse aussi mun na ma permettre. waaw non mais rek moo wax la. je suis plus donc doole non souplesse bi dama awee foo xam ne bu mbooloo ba ne doole fam solo ak nak doole. donc foofu aussi mën nañ faa egg. ñi gën a néew doole gën a sonn. et c'est évident. ka daan dimbali bu la talul nga gën a sonn. kon dafa jot fi mu ne nii dès le départ ñu déglu borom jamono ji nekk jamono déglu borom ku nekk dafa am man te serre la dama daan waxtaan ak le recteur de Dakar mu naan ma bu réew amee jafe-jafe ba ñëpp tëju su solution bi génnoon université dootu génnati solution bu réew jaxasoo solution bu génnoon université dootu génnati c'est fini université rek moo mën a génne jafe-jafe àdduna ci wàllu xam-xam ci wàllu science yàlla yor moom yàllaa ko ak ay nit yàllaam loolu boo ëpp doole lii fu àdduna mais mbiru àdduna laa ci mbiru àdduna ci liñ tolloon yàlla sax ni nit ak nit ci xam-xam ak jàng ci université la xam-xam yi génne moo tax c'est le moment d'écouter nos universitaires moi xam naa ni on a de très bons universitaires man mi liggéey ñoom pendant 27 ans xam naa leen nag. ok sa xel dal na kon ku la dégg alors Bouba yow espoir bu juddu la wala coow li ñuy wax comme ni nga ko jàppee dafa am ay intérêt yu lalu ci ginnaaw moo tax bugguñu niwaakin bu yomb bi faj garab gi. waaw jàngoro ji plutôt. bon maa ngi nuyu gars yi. di wax que ni c'est vrai que borom xam-xam yi bu ñuy wax ci lu mel nii ñun ñëpp war ñu am prétention en tout cas nekk fii naan di expliquer. Charles peut-être que il fut pharmacien. donc am na ay termes yoo xam ne peut-être que ñooñu koy wala ay notions waaw. mais pour man fii ñu toll nii débat wu professeur Raoult bi espace bi mu jël dafa bëri. parce que dama bëgg ñu waaw dafa bëri parce que je m'explique nga la bàyyi ma expliquer nag. moo tax ma laaj la sax man kañ dam la central wax ñu. non parce que en fait man lu may wax mooy li ñu war a focaliser wu mooy fi ñu toll ak maladie bi. maintenant li nga xam ne moom mooy ressortu fajkat yi ak professionnels yi ñoom je pense que ñoom ñëpp ñu ngi jéem a fexe ni ñu koy appliquer. mais en termes de communication si ça prend le dessus sur le problème bi ñuy dund tous les jours damay ragal mu nourrir espoir boo xam ne du loolu mooy priorité bi tey. priorité bi tey par rapport ak xam nga on a aussi une presse on a des gens yoo xam ne formé nañ leen et tout ça mais jamono moom pour man ku nekk am nga nooy gisee mbir yi que ce soit journaliste bi wala journaliste mën na def benn approche yow nga gisee ko nekk ni je pense que du approche bu baax. pour man débat bi damay ragal mu jël tellement d'ampleur que daf ñuy jëlee ci l'essentiel. l'essentiel mooy que comme ni nga ko fi waxoon tey dañu nekk ci benn heure bu grave. te heure bu grave bi focus bi dafa war a nekk ci nan la ñuy defe fexe ba mucc ci feebar bi. indi ko ci suñu contexte africain. sénégalais en particulier parce que tubaab yi peut-être am nañu assez de moyens pour xeex yenn xeex yi. am na benn nombre boo xam ne suñu dëkk yi ñaanuñu ko yàlla on touche du bois bu nit ñooñu feebarandoo en même temps pour appliquer lii ñuy wax ni yëpp dafay difficile. tout à fait. donc pour man énergie bi dañ ko war a njëkk a teg si fi ñu toll ni feebar bi di développé wu ci nit yi ñu fexe ba nga xam ni que ni pour man le seul moyen pour ñu xeex feebar bi c'est pas nécessairement que de trouver tey jii nii Nivaquine mooy faj ak loolu mooy que c'est de se conformer si maanaam ànd si li nga xam ne moom mooñ ci musal pour mu bañ a tas parce que bu tasee du ñu waxu chloroquine ak affaire yooyu parce que tout li ñuy wax ni yëpp su fekkee ne dañ ko jox 100 personnes 75 yi wër c'est encourageant mais fajul 75 yëpp bu dee dañ ko jox 100. 75 yi wër mu des 25. am na 25 yu feebar. donc bu dee 750 après day nekk
day nekk 250. bu ñu nekkee xam nga mun na yokk. donc pour man loolu c'est un débat boo xam ne effectivement mi ngi jël peut-être ampleur bu mu war a jël ci monde médical bi. mais buñ ko indee ci suñu contexte ñun damay ragal mu xaw ñu dindi ci l'essentiel. fi ñu toll nii mooy jusqu'à preuve du contraire prouvé guñu li nga xam ne moom mooy faj vraiment feebar bi. am na ay résultats yu encourageants quand même bu ñu parce que depuis le début maa ngi seetaan mais maa ngi déglu mais damay bañ nit ñi ñuy seetaan aussi ñu am benn idée boo xam ne peut-être que aussi am na benn marge de sécurité bu ñu war a jël. wax fa dëgg yàlla. même si le professeur a bien expliqué et tout. peut-être keneen dina génn indi beneen thèse bu taxaw te ñoom ñooy ciy mën a discuter ñun duñ ci mën mais ñun bu ñu ko indee si nit ñi lambda yi mooy aujourd'hui médicament bi nga xam ne moom mooy faj. feebar bi ñun ñoo ko yor. mooy moytu. non mooy ñun nit ñi parce que moom laa lay wax nii am na fu muy toll priorité bi du sax nekk kan moo trouver lii ak lii priorité bi moom mooy que nan la ñuy contenir autant de monde. et dañu nekk ci émission mais aussi dañu nekk ci benn plateau boo xam ne dafay servir de beaucoup de choses macha allah. donc dama je trouve que par exemple démb maa ngi seetaan Barthélémy Diaz ci internet bi. qui faisait appel au professeur Seydi pour affaire chloroquine bi la chloroquine bi. bon je me suis dit quand même on peut pas aller ci sens yu bëri quoi am na loo xam ne peut-être pour man prérogative bu ñi nga xam ne ñoom ñooy faj la parce que responsabilité aussi dafa am solo. il a fallu que Macron sorte pour dire lii pour que nit ñi Donald Trump ci boppam il a mentionné chloroquine bi depuis 2 semaines maa ngi koy seetaan cette possibilité. donc pour xam nga pour man sooy dafa mel nit buy lab géej benn wëñ sax même bu dee wëñ la boo ci jàppee da ngay foog ni mën na la sauver yàlla nañu sauver mais li am solo ba am solo mooy nañu moytu parce que débat scientifique man du ma ci dugg mais nañu moytu que explication bi ñuy jox ni mu jël le dessus sur li nga xam ne moom moo ñu ciy génne parce que li ñu ciy génne pour man tey jii nii en tant qu'Africain dëggantaan moom mooy que ku nekk sa bopp yaa war a mën a jël sa ay dispositions pour que feebar bi bañ a propagé parce que bu propagé le temps ñuy comprendre rek di kii. ak di faj ñu bëri fagaroo gën faj papis donc li bu ma comprendre bu ba fagaroo gën faj la wax. oui il a raison. waaw man lu may résumé li am man damay wax rek espoir le mot espoir. pour man dañu toll ci moment d'espoir. parce que autant maladie bi existé na autant elle n'est pas éradiquée mu ngi